ci pexe yu bon yi nga xamante ni waa nguur gi ñu ngi koy def pour mën a lëbëje élection yi sàcc ko. donc kon asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di kontaan ci yéen encore une fois di leen bégee bu baax a baax yéen ñi ñuy bàyyi xel ci groupe bi nii di Sénégal officiel rek encore une fois la répétition est pédagogique partagez leen vidéo yi bu baax a baax a baax a baax maximum de partage waaw maximum de partage li ngeen mën a partager rek partager leen ko ndax mu am fu mu àgg waaw c'est très important. Assane Diagne maa ngi lay nuyu bu baax a baax envoyé woon naa la message mais jotoo ko woon lire xam naa bu fekkoon nga jàpp wala dara di ziar Chérif Cheikh naa bu baax a baax di ko bëggee bu baax Chérif maa ngi lay delloo ziar bu wér di kontaan ci yow ak ñi ñuy bàyyi xel ñëpp nag fàttewuñu kenn. donc dañuy commencer rek direct bi xam naa gars yi dinañ ñu dab quoi ci biir débat bi. donc fi ñu koy commencer mooy conseil constitutionnel jël nañ parrainage yu bëri am ñoo xam ne validé nañ seen ay parrainage am ñoo xam ne validé wuñ ko dañ leen recalé donc waaye nag damay bëgg nit ñi bàyyi xel bu baax a baax te lii du validation wu candidature yi ñu bëri dañoo foog ne validation candidature la validation candidature le 13 la le 13 la ñuy wax ñi nga xam ne ñoom lañ validé seen ay candidature mais bii nii ñi nga xam ne seen parrainage baax na la quoi ñoom moom lañ siiwal nii ñi nga xam ne seen parrainage baaxul tamit wax nañ ko voilà donc ñi nga xam ne accepté gum nañ seen parrainage yi mooy Macky Sall li jaaxal nit ñi mooy Macky Sall moom bësam amul benn erreur am na ñoo xam ne sax validé nañ leen mais nee nañ am na ay erreur yu ndaw yoo xam ne kiyaat nañ ko defaraat nañ ko affaire yooyu mais Macky moom macha allah moom daal moom comme li pëli di wax gongo moom lépp ma jaar yoon macha allah quoi doy na waar nag. voilà léegi Bougane Gueye Dany dañ ko téye Pape Diop ñu téye ko Abdoul Mbaye ñu téye ko Pierre Goudiaby Atepa Moustapha Guirassy Boubacar Camara Ablaye Tine Aïda Mbodj Aïssata Tall Sall Amsatou Sow Sidibé Mansour Sy Djamil Thierno Alassane Sall ak Bengeloum ak Mamadou Diop waaw donc ñoom ñëpp téye nañ leen comme ni ma ko waxee sànq Macky Sall jàll na Sonko jàll na Khalifa Sall accepté nañ ko Karim Wade accepté nañ ko attention nag gars yi dañoo yeewu de xam nga lii gars yi di wax piège olof di ko wax ndëgg sërëx ci lañ nekk nii il faut ngeen yeewu quoi Sénégal xam nga ñu bëri dañ doon wax naan Macky Sall dafa bëgg a éliminer Karim Wade bëgg a éliminer Khalifa Sall Sonko tamit mu ngi def ay pexe pour éliminer ko parce que Sonko victime Macky Sall la daf ko dàqoon ci administration bi. donc dañoo yeewu fu mu nekk nii nee nañ ñooñu validé nañ seen ay parrainage baax na ñi nga xam ne moom la nit ñi doon wax naan Macky dafa am ak ñoom problème bëggul a bokk ak ñoom langue gi ñooñu lañ validé ne seen ay parrainage baax na est-ce que yéen a ngi xam fi may waxee léegi nag li des nag mooy cëppaa ndaw ga nag mooy fi ñuy valider candidature yi foofu la ñu leen nar a téye te ñi nga xamante ni ñu bëri nee nañ seen ay parrainage baaxul bu leen exclure mukk suba ñu ne Macky Sall la ñuy àndal de loolu tamit bàyyi leen ci xel bu baax a baax gars yi fu mu nekk nii buñ dof-dofloo dinañ leen nax yoo xamante ni opposition bi yeewu leen bu baax a baax sénégalais yi tamit su eboo ngeen yeewu bu baax a baax lii ça ne veut rien dire lii taxul kenn nekk candidat waaw taxul kenn nekk candidat parrainage yi lañ wax ne baaxul dafa am erreur ñu rejeté ko am ñoo xamante ni may nañ leen chance pour ñu dem defaruwaat ñëwaat rectifier fii ba vendredi Bougane Gueye Dany moom nee na découragé wul parce que muy continuer ay activité am ba léegi waaye daal bu eboo ngeen yeewu bu baax ci lu ñu leen di wax Sonko Khalifa Sall Karim Wade nee nañ seen ay parrainage baax na ça ne veut pas dire que ne dañuy valider seen candidature valider guñ ko de Sonko ba tey mën nañ ko téye Khalifa Sall ba tey mën nañ ko téye mën nañ téye tamit Karim Wade
donc Karim Wade ñoom nee nañ amul droit nekk candidat parce que du électeur il n'est pas électeur nee na bala ngaa nekk candidat tu dois être électeur da nga mën a da ngay fale ba pare ñu soog laa fal léegi nag ñu ne parrainage am baax na mais gis nga bés bu ñu demee ba le 13 xam nga lan la ñuy wax Karim Wade tu n'es pas électeur tu ne peux pas être candidat bu eboon nag ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax yéen ñu ànd ak Karim Wade foofu lañ ko nar a koj parce que jox nañ ko carte d'identité mais lan lañ ci def n'est pas inscrit sur la liste loolu lañ ci wax inscrire donc koo xamante ni inscrire donc yow doo mën a voter ku binduwul doo mën a voter te nee nañ bala ñu laa mën a fal yow il faut ngay fale d'abord ñu soog laa mën a fal. Khalifa Sall gis ngeen cour de cassation bi ni ñu ko précipitation bu ci am te am na ay dossiers yoo xamante ni def na tribunal yoo xamante ni cour de cassation la nekk ñu war leen defal pourvoi mais gis nga ñooñu ba léegi atteeguñ leen léegi Khalifa Sall à quelques mois des élections gis nga atte nañ ko ci première instance door ko cour d'appel atte ko fa léegi nag commencé nañ procédure bu cour de cassation bi léegi nee nañ le 3 la ñuy délibéré léegi bu ñu délibéré mooy ne li première instance atte woon mooy ñoom Lamotte cour d'appel attewaat ko ñoom Demba Kandji les représentants de Macky Sall ñoom ñoo représenté Macky foofu noonu ci tribunal bu Dakar ba ñaar ñooñu ñële tamit loolu la ñuy defaat rek bu mu bett kenn waa cour de cassation dañuy confirmer ñooñu lu ñu àtte loolu la ñuy confirmer pour éliminer Khalifa Sall carrément su fekkoon ne nekkuñ ci loolu si dynamique boobu noonu konoon dinañ bàyyi ba élection yi passé ñu ne léegi nañ àtte Khalifa Sall cassation mais lu tax ñu koy précipité nii ba pare di tuur nit ñi lëndëm na accepté nañ parrainage am bi yooyu ay tuuraate lëndëm la ay dóor la billaay wallaay tallaay man gëm naa ne Khalifa Sall du bokk ci élection yi te du mujj fenn parce que gars yi ñoom dañoo xam sénégalais yi xam nañ ne sénégalais yi duñ def dara waaw na ma yàlla baal ci kàddu gi dafa bëri ñoo xamante ni dañoo ragal waaw duñ wàcc ci mbedd mi Macky Sall taxaw na fii nii menacé fi gars yi di leen kokkali mooy bi parrainage bi jàllee dafa taxaw fii na leen waaw fii def nañ fi lu nekk ngeen du jàll waaw def nañ fi référendum ngeen du jàll def nañ fi parrainage jàll na te mënu leen ci dara du ngeen ko def wax rek ngeen di def te wax na dëgg il a parfaitement raison dafa xam sénégalais yi parce que déjà moom ci tapet yi la bokk te tapet dafay xam moromu tapetam moom c'est un peureur ko gis xam ne Macky Sall masul wàcc ci mbedd mi masul xeex xam nga yàlla moo ko dimbale rek mu profité ci benn occasion 2012 nit ñi doyaloon ci Ablaye Wade après mu profité ci occasion bi rek dugg loolu rek moo ko sauvé waaw mais du question de dafa nekk guerrier wala dara mais bind na ci livre am bi nag ne moom guerrier la waaw mais xam na ne day nax boppam du guerrier donc li ma leen di wax bàyyi leen ci xel bu baax a baax Sonko sax ba tey war na mën a bañ a mën nañ ko téye mën na bañ a jàll ba tey waaw mais daal ñaar ñi nga xamante ni ñoo ma gën a wóor man ne duñ jàll Khalifa Sall la ak Karim Wade man gëm naa ne ñoon duñ jàll dañuy nax nit ñi di leen calmer ay calmant lañ leen di dóor waaw ne leen léegi ñoom seen parrainage yi baax na voilà léegi accepté nañ seen ay parrainage léegi nag bu ñu demee nag ba ci validation candidature yi nag ñu ne voilà Karim Wade il peut pas être président il peut pas être candidat parce que il n'est pas électeur su ko defee nag fekk àtte nañ Khalifa Sall ba pare def confirmation wu jugement ba na la ñu la defoon mooy waa tribunal première instance ak waa cour d'appel su ko defee nag ñu ne comme Khalifa Sall condamné nañ ko moom it mënta nekk candidat mu jeex takk coow du jub bal du tàkk waaw coow du jub bal du tàkk parce que xam na sénégalais yi bu baax a baax Macky Sall li tax bi mu toogee ba léegi muy def lu ko neex te lu mu def da ciy génn mooy ne xam ne sénégalais yi duñ def dara buñ xasee ba wax menacé rek pare nañ ci waaw loolu duñ ko nangu jaral nañu lii jaral nañu laa mais xoolal bés bu loolu amee du mujj fenn du fa mujj. waaw te ñu ci bëri nag gis nga ci candidat yi nga xamante ni nee nañ
seen parrainage baaxul ak ñi nga xam ne ñoom lañ nar a invalider timit bàyyi leen xel bu baax a baax na ñooñu am na si ñoo xam ne ñu ngi waaj pour dem ci Macky Sall te dinañ dem ci Macky Sall la ñu bëri dinañ dem ci Macky Sall moo tax nag il est temps ngeen yeewu bu baax a baax bañ nit ñi di leen nax gis nga conseil constitutionnel Macky Sall lañ nekkal foofu noonu waa cour d'appel Macky Sall lañ nekkal foofu tribunal première instance Macky Sall lañ fa nekkal Macky Sall Abdoulaye Bathily wax na ko nee na moom depuis ci histoire politique gu Sénégal masul gis benn président buy utiliser justice bi di ko manipuler comme Macky Sall nu muy manipuler la justice dem ba àgg ci di interdire ay nit pour ñu nekk candidat dem bay interdire ay nit pour ñu nekk candidat te Bathily fu mu nekk nii heure bu waxee rek gars yi génn sàgg ko léegi fu mu nekk nii waa APR yi ak ñu ànd ak Macky Sall waa Benno Bokk Yaakaar ñoom gëm nañ ne Macky Sall kenn waru kaa wax dara maanaam mooy nen bi ñuy xolli kenn du ko taxal suuf waaw moom daal boo newul Macky Sall rafet na moo fi dàq liggéey du moromu gars yi waxoo dara waaye il suffit que nga critiquer Macky Sall rek génn nañ di la saaga mais xoolal premier ministre Boun Abdallah Dionne ku ko gën a ridicule man gisuma ko man ci histoire premier ministre du Sénégal parce que premier ministre nga nekk kilifa à chaque fois nga génn di saaga nit ñi di leen xas pour lan pour bëgg lu neex président de la république ak bëgg mu def la directeur de campagne mais loolu jaru ko dafa war a rafet parce que Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar te ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal te ëllëg du añ du reer waaye lu mat a sedd la c'est très important dafa am yoo xamante ni nguur gi jaru ko te li ma koy waxee saa su nekk rek kullu man alayha fanin léppay jeex ci àdduna amut lu dul jeex donc nag nguur gi bu taxee ngay wax lu ñaaw wala ngay jël ay nit di leen sacrifier bu ëllëgee di nga ko rëccu te Khalifa Sall li ko dal tey yépp Macky Sall daf ko teg politiquement ndax politique rek yàq àddunaam jël ko dóoru ci kaso bi yàq deram toroxal ko ci kanamu Sénégal yépp jiñ ko sàcc te ñi ànd ak Macky Sall tey ñu bëri ay corps de contrôle ñu ngi leen épinglé te mujjul fenn waaw kon ñu jàpp ne Khalifa Sall tey li tax mu nekk kaso nii mooy dafa bañ a ànd ak Macky Sall loolu moo tax waaye su nangu woon a ànd ak Macky Sall li ko dal nii yëpp du ko dal waaw te gars yi pareeguñ ci Khalifa Sall ba léegi xam nga ñu ngi dalal seen xel mooy li ma leen wax sànq na leen ay validé nañ parrainage Khalifa Sall ak Karim Wade validé nañ parrainage yi baax na parrainage yi si boppam moo baax parrainage yi baax gars yi mais validation candidature yi àgguñ fa dañuy dem ci élection yi rek mu bett ma man de gëw ma ne Khalifa Sall ak Karim Wade dinañ jàll gëw ma ko de waaw affaire bi daal mooy Macky Sall moom tous les moyens sont bons actuellement pour mu am deuxième mandat jaral na ko lu nekk jaral na ko te li ma leen wax sànq mooy ne xam na ne gars yi duñ def dara dañuy wax rek la ñuy def sénégalais yi duñ def dara xam nga tey France bu ñu amee lu leen métti da ngay gis dañuy nekk benn comme li ñuy wax ne l'union fait la force ñu mànkoo ñoom ñëpp wàcc ci mbedd mi def benn mouvement tuddee ko gilet jaune wan président bi ne ko carrément ñun ñoo la fal lu ñu neex loolu ngay def doo ñu teg loo xamante ni ñun duñ ko nangu wala attanuñ ko président bi après dana reculer dellu ginnaaw parce que peuple bi ñoom ñoo la teg fi nga toog lépp looy def ñoom nga ko war a defal loo xam da leen arrangé te bàyyi parloo mais tel n'est pas le cas au Sénégal tey jii Sénégal ku ànd ak Macky Sall lépp loo def di nga ci génn loo manti def nag dañ ciy génn mais soo àndut ak moom boo defee lu ndaw ñu sànk la
wala boo deful sax ñu ut luñ la taxal pour jéem la sànk te loolu c'est très grave c'est très dangereux loolu nag ñun ñoo ko mën a xeexal suñu bopp ñun peuple bi te li koy faj mooy dem jëli carte yi encore une fois fexe ba jot ci carte yi sanctionné dina def le tout nag pour sàcc élection yi moom loolu moom jarut sax ngeen koy xalaat parce que li tax ñu xam ne dina def le tout pour sàcc élection yi mooy Aly Ngouille Ndiaye mi mu teg ne moom mooy organiser élection yi xam nga kooku noonu dafa far te Ablaye Wade bi mu tegee Ousmane Ngom ne moom mooy organiser élection yi gars yi dañoo kaas Macky Sall mi ci ñu doon kaas la bokk ba mu dem indil ñu keneen koo xamante ni personnalité bu neutre la tëddee njaaxaanaay kooku organiser élection yi un certain Cheikh Tidiane j'ai oublié son nom de famille mais Macky nanguwul loolu moom nanguwul loolu nee na du def loolu Aly Ngouille Ndiaye toog na fii nii devant tous les Sénégalais ne moom dina def le tout ba candidat yam jàll ñi ànd ak candidat yam jot seen ay carte voté ba pare ñu ne kooku moom moo war a organiser les élections transparentes mais loolu mënta nekk moo tax nag lu koy faj mooy buuxante ñafe fexe ba jot carte yi dem sanctionné waaw gis nga Bougane Gueye Dany malgré wër gi mu wër Sénégal yëpp sonn def lu nekk nee nañ ko sa parrainage baaxul léegi moom nee na dina dem déposer waat pour may nañ ko 24 heures wala 48 heures pour mu mën a rectifier erreur yi nga xamante ni moom moo amoon ci parrainage bi mais dégg nañ déclaration yam mu ne exclure jàppale Ousmane Sonko wala mu jàppale waa PUR xam nga wax jooju dañ koy rafetlu parce que boo seetloo Bougane li muy oote gëm sa bopp boobu noonu ak ni muy critiquer politiciens professionnels yi man dafa ma doon bett lool mu wax ne day dem jàppale ji keneen koo xamante ni yàgg na ci géopolitique bi te jaar na ci nguur ba tàyyi jaar ci Abdou Diouf jaar ci Abdoulaye Wade wala jaar ci Senghor ci candidat yi parce que bu defoon loolu rek wala mu wax ne dafay jàppale day jàppale keneen ku dul PUR wala Ousmane Sonko su boobaa lu mu doon oote dootul nekkati ci moom parce que moom li muy combattre mooy discours am yëpp li muy combattre mooy politiciens professionnels yi fii yàq réew mi moom du ci ànd ak kenn te am na ñu bëri ñu ko doon jiiñ ne candidat wu Macky Sall la quoi Macky lay jàppale day sóob nii mais nag man personnellement maa ngi koy commencé di gëm ci ay kàddoom bi mu waxee ne dina jàppale Ousmane Sonko wala mu jàppale waa PUR parce que waa PUR xam nañ ne mosuñ jaar ci nguur Ousmane Sonko tamit mosul jaar ci nguur te nee nañ véritable alternance lañ bëgg un vrai changement loolu lañ bëgg donc man li mu wax agum man dal na sama xel donc ñu ngi ko doon jiiñ ne ko bon pion wu Macky Sall la mais ba tey gëm naa ne du wor Sénégalais yi si lu ma foog moom Bougane Gueye Dany donc daal gars yi ngeen jàpp ne parrainage bii nii ñu ngi ci valider encore une fois ma répété waat ko ça ne veut pas dire que ne ils vont être candidats waaw ñooñu nekkul ne dañuy nekk candidat de ba tey ba pare dinaa yëkkatiwaat sama kàddu bëgg ngeen bind ko mu leer naññ Khalifa Sall gëw mën a dina jàll Khalifa Sall gëw mën a dina jàll Karim Wade tamit gëw mën a dina jàll man Karim Wade lenn rek laa koy reproché mooy ne nit mënoo wax ne dangaa bëgg réew lu toll ni réew ñëpp toog di la xaar ñëpp toog di la xaar chaque jour ngay bind ay lettres di def ay audio boo bëggee yootu réew mi da ngay ñëw fii ci réew mi da ngay wàcc sur le terrain affronter gars yi bu ñu la jàppee tëj la ñu xam ne sa réew moo la jaral lool patriote nga nit ñi mën laa jàppale taxawu la ñu ne ah kii kat bëgg na Sénégal ndax jaral na ko mu ñëw ñu dugalaat ko ci kaso bi mais toog xatar xawma fan la nekk di bind ay lettres di def ay audio yow mënoo sax def vidéo en direct sa mbokk yi gis la sa partisans yi gis la di la bëggee am yaakaar nga promettre leen loo xamante ni lu wóor la mais ba tey kenn wóorul kenn nag Karim Wade dina ñëw le 11 décembre la ñu waxoon le 11 décembre passé na fu mu nekk nii élection yi benn weer rek moo ci des mooy janvier bi suñ duggee ci mois de février presque lu ciy des
du bëri campagne bi commencé donc il est temps nga wàcc ci terrain bi Karim Wade sa farandoo yi nañ la wax dëgg nga wàcc ci terrain bi ku bëgg mburu ku bëgg akara da ngay ñeme kaani quoi mais mënoo toog fële na la sa xatar di bind ay lettres di def ay audio doo def sax vidéo live nit ñi mën laa gis ne ah Karim Wade kat moo nekk nii wala moo wax ji nii mais lettres yi ngay bind wóorul sax nit ñi ndax yow yaa koy bind audio yi tamit même chose xeex moom dafa war a mat quoi te warul leen a may Macky Sall muy gagné combat bi quoi xam nga gis nga Boun Abdallah Dionne mu ma doon wax sànq nii génnoon na fi temps yële wax ne 5 candidats duñ ko weesu yéen a ngi koy fàttaliku nee na duñ weesu 5 candidats foofu lañ jëm nag bu eboo ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax conseil constitutionnel defuñ dara loo xamante ni déggoowuñ ci ak Macky Sall Macky mooy valider candidature yi ñooñu ay figurants lañu rek ñu teg foofu ay soi-disant ay 7 sages xawma lan ak lan man gëwma leen quoi parce que su fekkoon ne man seen légitimité bala ma ko woon a d'accord wala seen crédibilité ñu am crédibilité ci sama kanam dañ leen di falee neneen nu dut président di leen tànn ak président assemblée nationale te président lépp lu mu bëgg loolu la président assemblée nationale bi bëgg ñu ne 7 sages yooyu noonu ñoo leen fa teg ku la abal ay bët fu ko neex ngay xool loolu mooy affaire bi donc kon Macky Sall li mu bëggoon dina ko am mooy ñi mu bëgg a bokkal ci géew bi ñoom lay bokkal ci géew bi pour mën leen a daan boo xamante ni daan bu yomb la te gëm naa ne man dina gagner élection yi parce que Sénégalais yi dañoo mën a seetaan loo leen teg ñu tegoo ko te moom xam na loolu xam na ne gars yi dañoo ragal préparé na ay gaayam teg leen placé leen pour sàcc élection yi jàll par force su ko neexee sax premier tour lay jàll te du mujj fenn waaw bu ko neexee premier tour lay jàll parce que xam na ne gars yi duñ def dara dañuy soob mais su nekkoon Sénégal bu ñu nekkoon peuple boo xamante ni ñun ñëpp am nañ fulla bu ñu falee benn président mu ñuy teg loo xamante ni jaarul yoon teguwul ci yoon ñu wàcc ndoor ñu ñëpp déggoo xeex ko bañ a ndoor bàyyi di toog ci ron garab yi di naan ataaya di commentaire ay naan man duma dem ci marche opposition bi mel ni opposition bi ñoom ñooy Sénégal te yow nga nekk sénégalais fal président defaluloo li nga bëgg am ay partisans yam féeteeg ñoom jël peuple bi sànni fële ku feebar doo faju kenn lekkul ba suur kenn naanul ba màndi ñeen toog di xoole loolu moo tax mu yab leen di def di n'importe quoi lu ko neex lay def xam na ne gars yi duñ def dara parce que bu ngeen wàccee ci mbedd mi buñ tegee ñetti policier sax ñu dóor grenade lacrymogène gars yi daw tasaaroo am na ñoo xam ne buñ bëggee génn seen yaay sax moo leen di wax bul dem boo demee buñ la fa rayee man sama yoon nekku ci da nga nekk citoyen war a nekk un patriote sa réew jaral la ngay dee mais dañ waxante dëgg waaye sénégalais yi neexuñoo jàppale dinañ fi nag toog di seetaan Macky Sall premier tour bi nga xam ne moom lay gaayame di wax nii ci télé yi ak rajo yi gars yi fon dañuy kaf wala dañuy délirer gars yi délirer wuñ de loolu résultat préfabriqué la defar nañ ko ba pare dañuy dem ba ngoonu 24 février ñu ne leen Macky Sall jàll na 50 yi ñu teg ci 2% wala 1% ne 51% la am gagné na premier tour kenn du génn ñëppay toog seen kër yi parce que dañoo tàppet kenn du wàcc ci mbedd mi te da leen di wóor ne dafa sàcc élection yi élection législative yi nii nan la demee woon élection législative yi yëpp daf ko saboté sàcc ko gagné ko par force référendum bi mu forcé nit ñi ñu voté oui par force yooyu yëpp def na ko mu neex mais présidentielle yi bu ñëwee daf koy defaat xam na ne du mujj fenn loolu moo tax daf leen a ñeme Macky Sall dafa ñeme peuple Sénégal bi waaw parce que ñu ci ëpp dañoo tàppet ñemewuñ wàcc ci mbedd mi loolu mooy affaire bi nit nag sa dëkk daf la war a jaral lu nekk waroo fal président bàyyi ko mu toog di def du n'importe quoi lu ko neex mu def je m'en foutisme lu ko neex mu def di teg sénégalais yi lu ko neex di jël ay xaalis ay 7000 milliards di ko leb di ko teg ci suñ ndodd bu ëllëgee bu fi jógee ko ñu ko ne di fay dégg ngeen tey lu ñu wax ci autoroute à péage bi ci suba
Gérard Sénac ñaata la ci def 60 milliards la ci def te léegi dina ci am 400 et quelques milliards xoolal yooyu noonu yëpp ñu koy dund ay Ila Touba ñu ne waa Touba lañ ko defaral te di leen jéem a tuur lëndëm parce que mënta gagné Touba def na lu nekk pour gagné Touba mënu ko mu leen di tuur lëndëm ne da leen defaral Ila Touba te boo fay dem di fay nit kañ bu la defaralee dara boo fay dem doo fay dara da la koy defaral gratuite mais loolu ay investissement la commerce la dañoo xam ne Touba ñi fay dem bëri na ñu ne xaar ñu def fa autoroute à péage su fekkoon da nga faa def 2 fois 2 voies mu dem directement Touba ñu mën a wax ne ah Macky Sall kat bëgg na waa Touba mu ngi leen dimbale bëgg na ñi dem Touba gaaw àgg waaye booy dem Touba fay 10 000 francs mais am na ñoo xam ne pour ñu am paasu bus sax problème la bay fay ay ci autoroute à péage ay 10 000 francs pour dem nañu yeewu te am fulaak fayda ñu bàyyi gars yi di ñu nax waaw te li ma leen wax nag foofu laay tàggatoo maa ngi leen di tàggu ba beneen yoon bàyyi leen xel bu baax a baax le 13 ngeen déglu candidature yi ñuy valider gëm naa ne Karim Wade du ci bokk gëm naa ne Khalifa Sall du ci bokk waaw Ousmane Sonko moom mën naa jàll parce que gars yi xaw nañ ko ragal tuuti ndax ay nitam waaw gars yi xaw nañ ko ragal tuuti dañ ko xaw a bàyyi xel mais Khalifa Sall ak Karim Wade dañuy nekk candidat rek mu bett ma kon daal encore une fois def leen seen devoir yéen Sénégalais yi rawatina jeunesse bi yéen yéenay yaakaaru réew mi jëli leen seen carte ngeen def seen ay devoir donte daf ñuy jaay doole jàll premier tour dinañ xam ne ñun lu ñu waroon def nañ ko waaye jaay nañu doole jàll na te seetaan nañ ko tamit parce que ñun dañuy seetaan waaw nañ dem def suñu devoir jëli carte yi dem voté ji jëm ko sanctionné mu jógee ko fi waaw donc ñu ngi leen di jox rendez-vous beneen yoon dañ ne woon nañ dugg rek def benn direct bu ndaw rek pour fàttali gars yi ne leen gars yi dañ leen di tuur lëndëm bu ñu déggee ñu ne validé nañ ay ñoom Karim Wade ak ñoom Khalifa Sall dañuy jàpp ne ah ñoom dinañ nekk candidat fekk loolu ça n'a rien à voir ak candidature yeeg yooyu noonu quoi loolu affaire yu parrainage bi la affaire yooyu noonu quoi donc kon xam naa ñu leen di jox rendez-vous beneen yoon incha allah jaa ngeen jëf di leen fàttali nag na ngeen partager vidéo yi bu baax a baax.